salaamaaleykum mbokku sénégalais yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan ñun la Boubacar Niang di syndicaliste fii ci Italie ñoo fi dellusiwaatoon bëggoon waxtaan ak yéen indi suñu contribution comme immigré ci gis-gisam ci doxalinu Sénégal comme ni ngeen koy gisee émission bi tudd Vie par l'immigré immigration lan lañ ci xalaat bitim réew bi ñu nekk te aussi di bàyyi xel toujours suñu réew donte sori nañu doxalin ba fa nekk lan lañ ci xalaat lu ñu yaakaar ni moo ñuy gàllankoor émission yi fi jàll indi woon nañ ci ay contribution parce que bu ñu xoolee li xew ci Libye fësaloon na immigration bi aujourd'hui fi mu toll ba taxoon coow li bari lool donte ni du lu bees donte ni du lu ñu xamul woon waaye jaadu na bu àggee fenn fi aussi ba nit ñi kenn ku nekk jot ko di ci wax xëy na saafara bëgg feeñ loolu waxoon nañ ci li nga xamante ni xalaat nañ ne buñ ko doxalee xëy na bu ko saafarawul léppit dana am lu mu ci saafara ci wàllum xëy naka la ab gouvernement wala njiitu ñi jiite réew ma ñu wóolu leen jox leen ko nu ñu mën a defee des politiques yoo xam mooy favoriser lii tax xëy mën a am ba ndaw réew ma mën faa toog wala ñu ci ëpp ci ñoom mën faa toog ndax toujours damay bamtu ni jur say doom investir si ndax investissement weesuwul nga former leen ci sa xaalis public sa école publique def ci ñoom jàng def ci ñoom lépp ba ñu toll ci war a mën a liggéey jariñ amuñu ko faw wala situation tax ñu beddi ku dem feneen di jariñ ñeneen te yow nga def loolu day mujj doon pertement ci yow ma investiroon comme réew waaye aussi day mujj metti ci ndaw ya nga xamante ni ils sont obligés ñu bàyyi seen culture seen dëkk seen aada seen cosaan seeni mbokk seeni famille seen lépp pour mun dem pour am lu ñu suturloo tax li ñuy wax immigration clandestine nekk loo xamante ni aujourd'hui ci wàllu politique mondiale mooy numéro 1 ñu waxoon leen ni ñun rafetluwuñu baat boobu ñu wax immigration clandestine ñu koy bamtuwaat parce que c'est des travailleurs en mouvement ay doomu aadama lañu yoo xamante ni dañu amul liggéey fa ñu dëkk wala mu jafe leen fa ñu gis feneen fu ñu yaakaar ne buñ fa demee mën nañ ko fa am ñu fay dem anam bañ fay demee nag ba bakkan di ci des waxoon nañ leen rafetluwuñ ko ñu ngi koy bamtu waaye ay doomu aadama lañ yoo xamante ni làqatuñ du ñu ay clandestin ndax kayit yee tax ñu génn ci baat boobu ca nasaraan bi moo leen ko war a jox waaye ñun de nga xam ne immigré lañu te jaar nañ ci loolu ñuy wax clandestinité nanguwuñu ko te rafetluwuñu ko dañ leen jàpp ay liggéeykat ay xëykat yu jóg di daan seen doole. Aujourd'hui Europe campagne électorale bu amee comme Italie ci lañ toll Allemagne depuis 33 mois élection yi jeex na pour ki ko war a gouverner mënu ko gouverner lu dul mu def ay coalition point bi nga xamante ni moo tax juboo muntaam wala mooy favoriser juboo bi c'est l'immigration clandestine. Italie premier point aujourd'hui bi campagne bi di affronter c'est l'immigration bu njëkk Europe bu campagne musaanaam dañ doon tubaab bi dañ doon seen xool naan lan la may wàññil sama impôt pour sama am yokku lan la may taxawal ban politique pour lu améliorer sama dundin malheureusement léegi Europe dañ toll ci ni immigration clandestine wala immigré yi la ñuy politiquer mooy point bi nga xamante ni ñuy voté sax moom lañ bëgg a xam parce que dafa mel ni maanaam bu ñu ñëwee dañ leen di xañ ca la ñu war a am lenn te la ñuy dund nee nañ doy leen neexu leen alors nu ñu bloqué ñiy ñëw donte bu ñu leen bloqué fa ñu nekk ñu feebar fa wala ñu dee fa mais nañ leen bloqué loolu mooy politique bi nga xam ñiy voté moom la ñuy demandé Europe loolu mooy xam mooy li nga xamante ni aujourd'hui Europe aussi politique boobu lay mëne pour wane ni jàmbaar la mooy damay bloqué immigré wala damay fexe duñ dugg lu tax ma wax loolu mooy il faut ñu fàttali tuuti histoire jàngal nañ ñu ko école tubaab bi ba muy njëkk ñëw ci sunum réew tey duñ ci dugg maanaam dafa ñëwoon ngir jàpp ñuy njaam yóbbu ñu jaay ñu liggéeyal leen seeni tool boobu lay njëkk ñëw li tax ñu koy cof rek mooy
moom it ba mu ñëwee daawul dàqi di jàpp ñun suñu biir ñoo doon jàppante di jaayante tubaab bi di ñu yóbbu ñuy wax li ñuy wax esclavage bi mu ko defee 3 siècles loolu ñu ne jeex na tubaab bi dafa immigré mooy dafa jóge dëkkam def li ñuy wax congrès de Berlin séddale l'Afrique comme gâteau daal di immigré ci Afrique mais ñoom dañuy ñëw avec des armes bi ñuy wàcc bi ñuy agsi ñoom dañuy ñëw avec des armes bi ñu ñëw avec des armes dañuy ni fii ñoo ko moom ñooy décider ñooy tëral loi ñooy def ñooy dindi duñ ci sori bokkoon na ci lu ñu doon tere mooy suñu diine ji ñu am ñu fekk kook ñun dañ ni doo leen julli dañ fiy tere lii dañ fiy tere laa kooku xëy na dinañ fi ñëw ci yeneen pour dugg ci histoire du Sénégal ak mag ñi nga xamante ni faat nañ leen wala sonal nañ leen te lenn taxul woon lu dul jaamu yàlla gañ doon jaamu seen diine l'islam la tubaab bi nangul woon ci suñu suuf ndax nee na moo ko moom mooy dogal boobu moom dafa immigré avec les armes imposé ñu ay loi am lu fa am ci richesse muy jël di yóbbu pendant très longtemps ñu topp ci gannaawam lu mu wax mooy am lu muy def di dindi pourquoi mu wax loolu parce que boobu dafa ñëw fekk ñu suñu dëkk mu ne foofu dëkkam la mooy mooy këram donte ñoo ko moom ñoo ko cosaanoo suñuy maam juddoo fa mu ñëw moo tax muy dogal di def loi ba mu paree la ñu jox li ñuy wax indépendance ci la ñu bàyyi dem mais indépendance ak liberté aussi bokkul ci kayit am nañ indépendance mais war nañ gëstu ndax suñu réew yi am nañ souveraineté ak liberté loolu beneen mbir la ci la ñu bàyyi ni day ñibbi dëkkam jamono di dox ba tey ñun ñu jógewaat Afrique ndóol jàpp ñu feebar jàpp ñu xiif jàpp ñu coono jàpp ñu daw di uti lu tane ca la ñu nekk ñëw fii fekkaat fi tubaab bi ci dëkkam mun nañu waat fii ñu ko fekk mooy dogal mooy def lu waaye mooy dindi parce que dëkkam la te que charte muy tëral ci la ñuy jaar ku mu bëgg nga exister mu jox la kayit ñi la exister nga ci conditions yi ngay exister ku mu bëggul doo exister nga nekk clandestin parce que nee na dëkkam lañ ko fekk démb daf ñu fekk suñu dëkk ni dëkkam la mooy dogal mooy def mooy dindi tey ñun ndóol fekkaat ko fii mu ne dëkkam la kon dafa mel ni ñun africain ñun dëkkuñu fenn amuñu dëkk mais gannaaw loolu donte dañu ñëw fi fekk ko fi mais ñun dañu ñëw sans arme ñun dañuy immigrer en masse wala par kenn wala par avion wala par bateau mais immigré guñu avec des armes et entre parenthèses Allemagne ak France ak Italie ak feneen a ci yem gisaguma ci dëkk boo xamante ni immigration tax na guddi jot nit ñi duñu génn wala ñu fàtte leen ba problème am ci donte perception bi ñu am mooy ñun dañuy wàññi sécurité ci dëkk dañuy indi yenn yi mais réellement boo demee au fond ñu xool ci ña ñuy jàpp tëj leen ak condition de vie yi am Europe aussi gisaguma fu ñu ci wane ni à cause des immigrés fii Far West la amagu ci kon aussi loolu nekk na leneen loo xamante ni lu ñuy faral di teg ci suñu der la te du dëgg waaye ñu dellusiwaat si biñ ñëwee fekk ko fi dafa ni fii suñu dëkk la mais may fàttali ni ñun indiwuñu arme dañuy ñëw ni ko dañuy wut ci liggéey dañuy daal suñu doole parce que malheureusement suñuy njiit ak suñuy gouvernement taxawuwuñ ñu jàppale ñu ba ñu mën a am li ñu bëgg foofu ndax bu doon politique yay tax loolu di am ñu ngi ciy def ay jéego de 60 à aujourd'hui xëy na doon nañ àgg ci foo xamante ni fii Inde àgg nañ fa àgg wala Chine ndax moment boobu ñoom tanewuñ ñu woon dara ci lu mel noonu alors ñuy dellu si waat rek di wax ni kon bokk na ci li ñu mën a dimbale pour ñu éviter coono boobu pour ñu éviter tumuranke boobu ak naqar gi ñuy dund suñu njiit yi suñu gouvernement yi jàppale ñu ba ñu mën a njàng bu baax sunum dëkk de qualité mën a toog sunum dëkk mën faa am liggéey mën faa am sutura mën a soqale suñuy dëkk ba ëllëg suñuy doom ak suñuy set xëy na lii ñuy dund ñoom duñ ko mën a dund ci kaw loolu ñëw nañ fi jox leen ay tegtal ci suñu xalaat li ñuy indi comme contribution li nga xam bu ko gouvernement defee xëy na am xëy ñëw ci
ñu waxoon leen ci Diamniadio projet bu rëy boobu lañ fa mënoon génne ci xëy di leen fàttali aussi que ni projet la bu am importance boo xamante ni ñu ngi koy saluer bu fekkente ni finalité bi jaar na fa mu war a jaar ba doomu sénégalais bu nekk gis ci boppam jàpp nañ ni investissement bu am solo la mais foofu xëy fu mënoon génn wax nañ leen ko tey dañuy ñëw ci loolu defaat ay proposition ci loo xamante ni xëy na bu ko gouvernement doxaloon mu génne tuuti xëy na dana tax lii am ba xale yi di génn di dem ci géej gi wala di dem Libi wala ña fay dee di fa dee xëy na kon problème boobu du am wala bokk du méttee ni mu méttee tey ñu bëgg jël ñaari métier yoo xamante ni bari na Sénégal xam nañ ko te xëy na mënoon nañ ko valoriser organiser ko ba nga xamante ni dina jur aussi ay xëy yoo xamante ni ndax tamit macha allah dañuy sant yàlla par rapport ak dëkk yu bariwuñu parce que 12-13 millions boo ko comparé ak dëkk Europe yoo xam minimum 50 millions kon bariwuñu xëy na am na loo xamante ni bu ñu ko taxawalee rek tas ko rek kenn ku nekk war ngaa mën a am ci loo jàpp tey ñu bëgg waxtaan ci mécaniciens yi ak ci menuisiers yi pourquoi ñun dañu juddu màgg gis ni koñ bu nekk day am mécanicien wala menuisier ku tijj sa atelier yaay débrouiller sa bopp parce que dañoo baaxoo Sénégal gouvernement bi bu mosa toog war a taxaw ña fa nekk dalay bàyyi sa bopp nga nekk sa bopp yaay débrouiller ut sa atelier yaay débrouiller def sa lépp yaay débrouiller ut sa dépense yaay débrouiller faju sinon ñoom loolu du seen responsabilité alors que seen responsabilité la pour ñu taxaw ma métier bi ma bëgg a jàng ma mën ko jàng ci condition yu baax ci école yu baax bu ma génnee ñu mën ma taxaw ma mën a taxawal la may def atelier wala ma mën a dugg ci yenn bërëb yi liggéey fa loolu ñoom lu leen war la ndax dañ leen fa teg pour ñu taxawuñu ci loolu di leen fay bu baax nag dëkkal leen bu baax jox leen oto pour ñu taxawuñu ci loolu parce que bëgguñu sax lu leen gàllankoor seen dund pour ñu mën ñoo taxawu waaye jàpp nañ ni xëy na bu dee am na des na kon ma dellu si ni kon boo xoolee mécaniciens yi ni ñuy nekkee Sénégal ci koñ bi gisaguma ñu ne dañ leen dajale organiser leen pour ñu mën a doon benn bokk loo xamante ni dañ ciy tënk ay mbir yoo xam charte yoo xam ni kuy def métier boobu ca ngay jaar noo koy defee foo koy defee ak seen condition nga koy defee bokk na ci yooyu bu ñu ko taxawalee ak gouvernement wala moo xam à travers ci ministère yi leen ëmb wala ci chambre de commerce dinay faral di leen dimbale di leen defaral ay formation parce que technologie day changé oto yi dañuy changé leneen day changé mënoo ko jàng il y a 20 ans la nga jàngoon ba tey moom nga xam defoo formation leeraluñ la jàppalewuñ la alors bu nit ki amee lu ko gàllankoor ci otoom yow ci oto ba ngay jàngee xëy na nga yàq ci dara parce que amuloo possibilité jàngaat c'est pas mokkal nga doo jàngaat loolu njiit moo koy organiser gouvernement moo koy organiser pour jël métier boobu jox ko qualité jox ko expertise boo xamante ni ña koy def dañ koy def ci anam yu sell mën ko xam ko ña koy gis aussi doon ndaw di jàng bëgg ko pour ëllëg ñu mën ciy dugg ndax loo xamante ni la mënta ñàkk ci réew ñu bàyyi leen rek c'est débrouille di bricoler bu ñu amee atelier c'est bon bu ñu amul bu ñuy defar oto dañuy dugg ci suuf alors que monde bi yegg na ci foo xamante ni mécanicien bi am na fu muy teg oto bës ko mu jóg mu taxaw def liggéeyam ci anam yu sell pare wàccee ko jox ko boroomam kon jàpp nañ ne bu fekkonte ni gouvernement bi organise na mécanicien yi jox leen possibilité ñu am formation sélectionné leen tas leen ci gox yi jox leen reconnaissance yoo xamante ni ñoo leen di may ñu mën a def des révisions reconnues par l'État mais ci seen responsabilité aussi parce que moom la État dalay jàppale dalay financer dalay accompagner mais dalay tegal ay critères yoo xamante ni doo ko génn parce que tamit loolu la tax ñuy État autorité il faut mu wane ni mooy autorité buñ la tegalee critères yooyu jox leen révision dëkk bu nekk am fa mécaniciens yi ñuy reconnaître ñoo xamante ni ñoom ñoo mën a def révision yi muy oto yi nga xamante ni service public la oto xaalisu Sénégal la comme muy oto yi nga xamante ni oto privé yi la nit ñee ko moom xam nañ ñi ko ciy def révision wala ku ciy def yenn ci conditions yi ngay dem parce que formé nañ leen boole nañ leen
financé nañ leen ci conditions yi leen war a financé pour ñu am matériel am moyen ak xam-xam pour mën a liggéey loolu la état nag di defar ay loi ak ay ordonnances yoo xamante ni muy imposer que ni kuy def loolu ci ñoom ngay jaar mais nag oto boo tamponné ni am na révision bu fekkente ni am na lu ci xew ñu def enquête vérifier ni oto ba amuloon révision yow mi defoon tampon bi te ñu accrédité la responsabilité bi yow yaay wuyu bu boobaa nag état mooy xam mooy xool ci na mu ko bindee yan daan la lay teg ak na muy def wala lu ñuy nangu ci yow wala lu ñuy def ci yow mais loolu mooy tax boo leen joxee moyen former leen teg leen ci ay gox responsabiliser leen ñu mën a respecter loi ya nga wax parce que xam nañ ni intervention du ci am te ku ci wàcc yoon bi dañuy dal ci kaw parce que tamit il faut ñu commencer di jubbanti yooyu parce que intervention ak ñaan ak jéggale dafa tax suñu yu bari mënul dox te mooy tax aussi émergence bi ñuy bëgg duñ ko am ndax émergence dafa ëmb lépp ci dundin point bu nekk rek war na mën a soqaliku avancer pour ñu mën a boole loolu yépp ni dëkk bi émerger na kon je pense que mécaniciens yi bu ñu leen dajaloon former leen jox leen possibilité ci ay gox jox leen matériel tegal leen ay critères responsabiliser leen doon nañ mën a bokk ci liggéey bi nga xamante ni ci wàllum révision ko otoog yu mel noonu doon na mën a doon lu am solo parce que war nañ mën a am aussi financement moyen yoo xam ne autorisation ñuy dugg ci autoroute bi di jëli oto bu paan di ko indi am moyen mën ko jëli aussi du ko mu neex rek dugg ci taxaw xaar oto bu paan wala yooyu yëpp état autorité moo koy taxawal wax critères yi ñi ko mën a def autoriser ñi ko mënul def ku ci bokkul def ko aussi war nañ la teg ay daan ñu jàpp ni loolu bu amoon ñu wax leen aussi naka la xale mën a defee formation ci école génn dugg si seen atelier wala si seen service yooyu pour mën fa liggéey comme apprenti pour mën a am aussi expertise pour ëllëg réglementation yooyu ak conditions yooyu doon na mën a tax xëy na ña bëgg métier boobu mun ci am xëy xale yi gis ko mun koo bëgg pour ëllëg doon na wàññi tuuti màmm gi ñuy màmm pour dem bitim réew beneen bi ñu ci dolli mooy menuisier yi même chose menuisier yi da ngay dégg ñu ne woy dañuy kaas parce que meuble yi dugg parce que ceci parce que cela bu ñu ko bloqué woon xëy na ñoom dañu am liggéey xëy na mais man foog naa ni am na neneen nu ñu mën a def nu gën noonu ni ñu mën a def mooy benn il faut aussi ñoom it ñu dimbale leen ñu def formation toujours damay retourner ci formation parce que marché mondial ak marché aujourd'hui qualité la qualité prix mais qualité parce que bu fekkente ne aussi amoo formation pour mën a defar meuble yi nit ñi soxla wala ci taar wala ci mbaax malheureusement parce que amoo matériel bi wala amoo xam-xam bi soo obligé ñu dem jënd ko feneen que xaalis boobu day génn Sénégal du sa njariñ yow mais du njariñu Sénégal aussi ndax dañ koy jël yóbbu ko beneen réew pour suuxat réew moom au lieu ñu suuxat suñu réew mais nag bu fekkee gouvernement dajale na leen comme ni muy dajalee yeneen secteurs yi former leen teg critères yi ñuy tijjee nga xam ne ñuy génn ci informel ak naka ngeen di mën a liggéey naka ngeen di jëlee engagement waxoon naa ko fu mel ni jam ñaajo mënoon nañ leen fa organiser jox leen fa liggéey yu am solo ci buntu yi fenêtre yi ñu fay defar liggéey public yi am ñuy defar ay école wala ñuy defar ay table banc wala ñuy defar ay meuble bureau ci ministère yi ñu def décret que si yooyu la ñu war a imposer ko warul jóge bitim réew mais ci kaw ñu former leen ba ñu mën a defar aussi loo xamante ni xëy na ci gis-gis wala ci qualité baax na mais ministère yi école yi bureau yi nga xamante ni xaalisu Sénégal moo koy meuble la ñu waroon imposer lañ fay liggéey sunu menuisier yi di ko defar buñ ci boolee former leen jox leen matériel teg leen ci yenn conditions yi xëy nañ danañ mën a concurrencer bagage yi nga xam ñu ngi jóge bitim réew di dugg ndax bu nit ñi gisee ni la ñuy gis mu jóge bitim réew dugg fi kële li muy defar moo ko gën wala ñoo tolloo la may jënd ji fële dinaa ko jënd foofu parce que foog naa ci condition yooyu ngay mën a imposer ki nga xamante ni xaalisu boppam la yor bëgg jënd la ko neex nga ne ko non dama lay imposer doo jëndale parce que dama ko fi dugal lii laay dugal damay am politique bu may def bu mu favoriser loo xamante ni mu lay pousser nga mën a consommer local pour que loolu nga yoroon muy génn di dem di suuxat beneen réew mu des suñu réew loolu politique moo koy def gouvernement moo koy taxawal pour mën a favoriser li ñuy wax l'économie
du territoire parce que xaalis bi bu fekkee des na ci territoire bi day jariñ territoire bi mais bu fekkente ni génnee nañ ko génn na jariñ ñu mais am nañ matériel xëy na kon bokkoon na ci tey lu ñu bëggoon indi comme contribution pour wane toujours que ni secteur bu ñu ci jël rek ndax dinañ jël ci mbay mi dinañ jël ci sàmm gi buñ ko organiser rek te commencé génn ci informel te it accompagner leen ci kaw ñu doon benn bopp ci kaw ñu am financement ci kaw ñu mën leen a former foog naa ni mën nañ doxee loo xamante ni foofu bërëb yooyu yëpp ay xëy dana fa génn bu fajul problème bi à 100% aussi li ci ëpp dana ko mën a saafara ba xale yi duñu génn di dem ndax avenir u dëkk ndaw yi la te ñun dañoo génn suñu morom yu bari génn xam nañ li ci nekk bu ñu sañoon aussi suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy jarbaat xëy na danañ jàpp ci lu tane lañ jàppoon ñun ba li ñu dal ñun du leen dal pour ñu mën faa rester beneen point bi ñu bëgg a laal ginnaaw bi ñu laalee la ñu foog ni bu ñu ko defee mu mën a jox ndaw yu mu xëy ndax immigré bi ni mu gisee doxalinu Sénégal bokk na ci lépp loo xamante ne rek luy gàllankoor réew mi émerger wala mu jëm kanam rek dana tax nit immigré ndax dana tax ndóol bari dana tax tumuranke bari dana tax feebar bari te yooyu muy pousser nit mu gis beneen gox yaakaar ne bu fa demee li mu ñàkk fi moom ko fa mu mën faa dem bokk na ci li ñuy wax bor yi nga xamante ni réew yi dañ koy def li tax ñu bëgg laal point bi mooy samedi 16 décembre dama doon seetaan benn émission bu ñuy wax li ci réew mi ci Sen TV waxuñu ko nag parce que aussi dañu am lenn lu ñuy wax ci émission boobu ndax émission bu ñuy seetaan la bu ñu rafetlu la ki koy def ni mu koy defee aussi lu ñu rafetlu la ndax li ci ëpp ci la muy laaj fa ñu toog bëggoon nañu ku ñu ko laajal mu ngi koy laaj ñu ngi rafetlu liggéeyam waaye dafa nekk ni comme li ñuy wax rek bitim réew lañ nekk di seen Sénégal lépp loo xamante ni gis nañ ko yaakaar ne buñ ci waxee mu mën a jëmale réew ma kanam wala mu am lu mu defar rek incha allah danañ ko indi def ko comme suñu contribution pour que loolu mën a dox moo waral émission bañ ko seetaanee ñu noté ko tey ñu bëgg am lu ñu laal ndax émission boobu ndax dafa invité ñaari nit yoo xam ni ay politiciens lañu su ma juumul ay député lañu te ku wax député nag wax ku am important ci réew ndax ki nga xamante ni penc ndaw réew mi dañ la faa fal pour lépp loo xamante ni moom la population bi soxla yaa ko fa teewal kon ñooñu seen taxawaay lu am solo la bi mu laajee kenn ki ni ko woy Sénégal dafa commencé am bor daf ko tontu ni ko ah loolu c'est normal yow am nga bor man am naa bor waaw réew yépp am bor wax bi xaw ma marqué parce que benn je pense que boru Sénégal lu ñu war a def émission bu yaatu la invité ci ñi nga xam ne ay économistes lañ seen xel màcc na ci pour ñu gën ko leeral Sénégalais yi loo xamante ni la xëy na Sénégalais yu bari foog nañ ni seen yoon nekku ci parce que liggéey ñu wala seen liggéey bopp lañ yor wala yooyu te war nañ leen ko leeral loo xamante ni la réew yi sonn léegi te nga xamante ni des pays développés comme l'Italie l'Allemagne la France loolu moo leen sonal muy bor bu ñu am kon je pense que jaadu na baax na aussi sénégalais yi xam loolu lan la représente seen dund ak ban poids la am ci ñoom kenn ku ci nekk pour que aussi ñu xam ban responsabilité lañ ci am parce que bor la yoo xamante ni tey ñu ngi koy def mais ñu ngi koy teg des générations et des générations yuy ñëw jaadu na wala jaaduwul jàpp naa ni jaaduwul kon bu ñu koy def war nañu xool anam yi ñu koy defee ndax pour jox leen exemple aujourd'hui Italie mi ngi toll ci 132% ci borom maanaam piilam ñu koy wax richesse bu dee 100% chaque jour daf ci war a dolli 32 yoo xam da koy lebaat dolli ci pour fay bis boobu ci bor bi mi ngi toll ci 132%. bu ñu la nee réew mi mi ngi toll ci 80% mooy li muy am 80% yi bor ma lay fay 20% la desal pour defar tali pour dund pour santé bi pour lii kon bor war nañu xam lan la ak importance bi parce que tamit
mooy li nga xamante ni moo lëkkaloo ak pile ñu koy wax produit brut bu dëkk bu nekk ndax richesse su dëkk ñu koy wax pile mi ngi toll ci yow bis bu jot lan nga am comme richesse da ngay jaay pétrole li nga jaay richesse la jaay pétrole ay taabal ngay jaay richesse la nit ku nekk la muy liggéey bis boobu lam ci war a fay impôt ci bis bi ak port ba la fa dugg ak aéroport bi bu ñu ko dajalee ñu ne nangam la yow bis boobu loolu mooy piilu dëkk boobu loolu mooy richesse su dëkk boobu pile boobu nag bu fekkente ni gouvernement bu nekk moom nga war a jëlaat parce que ci la ñuy jënd essence bi député bi di dawal ministre bi ci la ñuy fay ministère yi lampier courant yi ci la ñu war a jox hôpital yi ci la ñu war a def école yi ci la ñu war a def politique bi ci la ñu war a def la kon loolu pile boobu lu am importance la ci la ci ëpp ñu mën cee jot pour mën ko delluwaat ci population bi kon bor bu ko dëkk amee jaadu nag ka nga xamante ni day toog ci grand place ba wala ki yor taabalam di jaay wala jeune bi liggéeyagul mu xam ban responsabilité la ci am parce que c'est très facile ngeen ay nit jiite réew am possibilité dem di lepp wala di def dara rek sans contrôle sans transparence pour nit ñi xam ce qui se passe ñuy lepp di indi alors que lu ñuy gàllankoor la lu ñuy indi problème yu sérieux la benn bokk na ci ni bu fekkente ni dañoo def bor boo xamante ni investissement bañ koy dugal du dans l'immédiat luy génnewaat la ko cay delloo maanaam ki leb investir la mu investir jural ko dara mu fay bor bi desal bor bu ñu fi leb rek loo xamante ni la bu fekkente ni dugaluñ ko ci lu mel noonu mais dañ koo def ci tabax wala dañ koo def ci lenn parce que manqué nañ lii wala laa ñun Sénégalais yi kenn ku ci nekk yaa koy fay yow mi nga xamante ni yaa ngi liggéey say impôt am na lu ñu reconnaître sa retraite am na lu ñu reconnaître aussi ci xëy na wàllu social ak lu demee noonu waaye am na loo xamante ni ca lañ koy jël jox ko état bi mu booleek la mu war a dajale pour mën a fay bor boobu ak pour doxal réew ma yow mi nga xamante ni liggéeyoo nga jàpp ni xëy na bor bi amulu la importance yow di nga jënd lekk di nga jënd essence wala di nga paas wala di nga def dara loolu yépp essence bi taxe yañ cay teg gouvernement bi toujours day xool naka lay def pour fay bor bi ak pour dundal réew mi kon ci loolu muy boole la njëg bi di doon nangam bu bor bi diisul xëy na njëg bi du diis mais bu diisee njëg bi day diis suukar bi même chose taxe yi ñuy fay parce que yow da nga jëlee dara biti réew indi ko aussi même chose parce que comme li ma wax nit ko bu fekkente ni da nga yor kër amoo bor la ngay mën a def sa salaire pour yow ak sa njaboot bokkul ak boo amee bor war ko jël sa salaire fay ko desal wala ak sa njaboot coono day daal di dugg kon du caaganu dëkk bu nekk am na bor dañu war a am bor c'est normal non bor bu mënta ñàkk dëkk da koy am ndax effectivement dañuy toll foo xam dëkk bi dina toll situation xam ne il faut mu am lu mu leb waaye nag la ñuy leb aussi war nañu fexe ba xool nuñ koy lebee ba du doon loo xamante ni ëllëg dañ fiy jóge bàyyi fi ñeneen ñoo xamante ni dañ ko fiy fekk mu gàllankoor seeni dund gàllankoor seeni lépp ñuy dund ay jafe-jafe yoo xamante ni du alal yoo xam ñoo ko leb mais luñ fi fekk la te aujourd'hui dëkk yi nekk ci Europe bi yépp problème boobu la ñu am mooy ñu defoon bor yi nekkatuñ fi ñun ba ci immigré yi fi nekk tey ñi ngi fay te juddoowuñ fi jàngewuñ fi parce que effectivement bor la boo xamante ni fokk nga fay ko te ki la ko lebal moo lay imposer des politiques de haute rigueur s'il le faut même ak di la indi conditionné ci lu bari parce que da nga ko ameel te mënoo ko fay kon su fekkente ni ñun aujourd'hui àggaguñ ci niveau boobu amaguñu yenn bor yi war nañ góorgóorlu ba éviter di àgg niveau boo xamante ni tout juste parce que am nañ possibilité tey def ko sans ñu am responsabilité xalaat l'avenir de demain de ceux qui vont venir après nous lan lañ leen di bàyyil ak lu ñu fiy fekk dafa mel ni ñu yor kër bokk ko jël ci sunu frère kenn dénk ko ko mu tay la kayitu kër gi
di méchoui di indi ay ginaar di ñu paye di sañse alors que xamuñu ni kayitu kër gi la tayle ëllëg bis bu fiy jóge ñuy rendre compte ni kayitu kër gi la tayle ñun pour ñu jotaat kayitu kër gi il faut ñu trouver des solutions pour fay donte lebu ñu ko woon wala di suñ responsabilité noonu la boru réew mel ak ñëpp ndaw ya fa nekk te liggéey guñu ak ñiy liggéey ak ñiy ñëw ëllëg buñ ko xamee buñ ko xamul ñun ñëpp kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité am nga ci loo ciy fay kon duñu économiste waaye jaadu na yaakaar nañ ni xëy na waroon nañu woo ñi nga xamante ni ñoom seen xel màcc na ci loolu pour que ñu leeralal ko Sénégalais pour kenn ku nekk xam ni sa responsabilité ngi si du ñuy politique rek wala ñu nekk si ko wala muy jàng ba da nga ci dégager ses responsabilités mais ñun ñëpp ñoo ci bokk yem yenn ko muy lu diis muy lu mën a gàllankoor suñu réew mi ëllëg kon jaadu na buñ ciy wax ak ñoo xamante ni ñoo ñu taxawal ci pencum ndaw réew ma wala ñoom la ñu dénk maanaam ay ndombal tànk ñu bañ koo oyofale noonu te indi ñu ci ay leeral bañ jàpp ni ñun ñi leen dénk tey seetaan xëy na xamuñ ci loolu dara kon loolu nekkoon na loo xamante ni lu ñu métti lu la ci tontu boobu ak oyofal boobu ñu oyofal boor bi muy lu am importance aujourd'hui lu ñu war a commencer débat pour nit ñi mën ko xam beneen bi ñu koy taqalee rek mooy croissance bi ñuy wax ci Sénégal aujourd'hui pays européens yi seen croissance ku ci am 1% sax da nga koy jubilé feete ko ndax lu rëy la croissance bu ñu ko mënee tekk ci olof mooy maanaam màgg am-am nu mu toll nga amoon lii di liggéey di yokk tuuti sa am di yokk croissance réew aussi day am di croissance ñaar 1% 2 ñu ne Sénégal mi ngi ci 6 xaw ma jëm na weesu na 6 ñu ngi prévoir lu ëpp loolu et que bu yàggul même Banque mondiale félicité na ko comme bon élève ma am ci tuuti jaaxle ak njàqare yaakaar ne xëy na aussi foofu boroom xam-xam yi suivre économie waroon nañu ci leeral parce que croissance bi tax ñuy wax croissance mooy bi nga xamante ni population bi dañ koy yëg man sama bopp damay yëg yokkute gis ni réew mi soppeeku na réew mi ngi dox réew mi buy dox kenn ku nekk war nga yëg ni mi ngi dox ci sa poos ak ci sa dundin mooy tax ñu ne réew mi croissance bi nangam la ndax fii bu fekkee dañ ne croissance 1% la boo demee xool taux de chômage bi boo demee xool salaire yi boo demee xool augmentation salaire yi inflation bi par rapport ak pouvoir d'achat beeg yooyu yëpp même boo ko nanguwul aussi à 100% 80% da ngay xam ni effectivement croissance bii ñu lay wax reflété na ci réalité bi mais ñun pays africains yi awma sikk sàkk ni croissance boobu existé na j'ai pas les moyens di wax ni amul xalaatuma ni aussi wax nañ ñu ko comme ça pour wax ni am na alors que amul dutewuma ci mais dama ni croissance bu toll ci 6% 7% man bëggoon naa ñu expliquer ma le fait que aujourd'hui les Sénégalais mënuñu sentir ni réew mi yokk mi ngi yokk at bu jot de 6% de 6,5% te ñoom sentir nañ ko seen dund mais au contraire dafay gën a metti kon bu fekkee croissance boobu du croissance boo xamante ni ci secteur yi nga xamante ni da am bi day desaat Sénégal y a problème parce que bu fekkee dañuy am bi day yokk mais moomuñu ko day génn keneen na ko moom day y a problème war nañu xool kon nu ñuy def ba yokkute googu mu am bu lépp desul it am lu ci des mën a dem ci njaboot gi wala bu fekkente ni croissance boobu am na ci leneen lu tax mun ñoo xam li tax Sénégal yi mun koo yëg je pense que ñi ñu dénk réew mi ñi nga xamante ni ñoo ŋànk responsabilité yooyu war nañ ci indi ay leeral parce que tamit Sénégal ngi ko am croissance Europe di félicité Banque mondiale félicité ñeneen di félicité alors que la réalité leneen la nit ñi problème yi ñu doon am ba léegi pour faj ñu ngi koy am nit ñi problème yi ñu doon am ba léegi pour transport ñu ngi koy am ainsi de suite alors je me dis que y a problème gouvernement nag ñu félicité ko bitim réew wala Banque mondiale par rapport ak population félicité ko parce que gis nañu yëg nañu la muy def je pense que dafa war a góorgóorlu pour que la muy def ñam ko seqal directement te ñu jëloon seen carte sànni ko voteel ko yëg ko mën ko félicité bu ci ñëlee di dolli ko ñu dolli ko ci moo ëpp importance institution yi mag yi di la félicité
alors que la population loolu sentiruñ ko gisuñu ko ma yaakaar ne xëy na yu mel nii war nañ ci mën a taw waxtaan ci ak ñi nga xamante ne ñooñu ci gën a ëpp xam-xam ñooñu ci tane ñu leeralal ñu pour que aussi dafa jaadu Sénégal toll na foo xamante ni léegi dañu war a oyofal débat bi wax baat yu simple kàllaama yoo xamante ni sénégalais bu nekk day mën a xam lii lan la ak lu tax lan moo ci sama responsabilité parce que aussi noonu rek la ñuy mën a accompagner pour que yooyu ñuy taxawal pour ay xëy di am pour que dëkk bi baaxaat pour autoroute yi ak aéroport yi nga préparer aussi nit ñi pour que émergence boobu mën a am parce que dañuy gën a xam seen responsabilité ak lii lan la mais bu dul loolu dañ ko dégg mais au fond buñ ko comprendre aussi dañ koy teg nale alors que loo xamante ni la lu am importance la kon lu ci mel ni croissance bi wala bor bi buñ ciy waxati ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoo ko yor mun ñu ko leeralal nañ ñu ci wax lu ñu mën a dégg ndax dañoo nekk ci benn oto bokk ko tànn leen ngir nga yow nga dawal waaye ñun ñëpp am permis kon booy dawal na nga bàyyi xel ni ñi ci biir oto bi am nañ permis te mën nañ dawal nga dawal bu set kon buñ leen di laajati ci yu mel noonu lu ngeen góorgóorlu rek ba tegal ñu ci loo xamante ni buñ fa jógee yokk ko wala mu leer suñu bopp ñu gindiku ka ngeen banaliser ko noonu rafetlu wuñ ko fi ñu koy tëjee waxtaan bi mooy laaloon nañ ko dañ koy laalaat mooy école yi waxoon nañ ko émergence bi ñuy wax ñun moom la ñuy rêvé sénégalais moom la ñuy rêvé gouvernement bi toog nee na loolu mooy politique am émergence ci dëkk mënul am bu jàng ba baaxul dañ koy bamtuwaat te saa yu ñu fi ñëwee dañ ci jaaraat njàng moo yor réew concurrence marché mondial bi am réew yu développé yi ñu ngi xeex ci recherche ci investissement ci recherche seen université yi soo demee seen budget yi da ngay gis dañuy développé xaalis bu bari pour def ay recherche pour améliorer loo xalaat rek moo xam téléphone la moo xam oto la moo xam pour que ci sur le marché mondial ñu mën a gagner place bu rëy pour que mën a jaay lu bari pour am mën a dugg ci seen réew kon njàng mooy li nga xamante ni moo mën a tax réew développé moo mën a tax réew émerger pourquoi may wax loolu sunu njàngu école mi dafa toll foo xamante ni war nañ ko xoolaat war nañ ci taxawaat def ci ay assises xool programme bi luñ ci war a changer adapté ko suñu réalité ba mu doon programme de qualité xool conditions yi élèves yi di jànge ak étudiants yi ñu améliorer ko xool milieu yi ñuy jànge ndax adéquat na pour que ñu def ci lañ ci war a def pour que ñoom ñuy jàng duñu am gàllankoor seen xel mën ci dal mais aussi responsabiliser les enseignants et les professeurs mérité nañ ñu fay leen de bons salaires mérité nañ ñu am un bon toit mérité nañ lu mel ñu teg leen ci condition yu am solo pour que ñoom programme bu am solo boobu critères yu am solo yooyu ñu taxawal ñu mun ko valoriser def xam-xam ci suñu doom yi ak suñu rakk yi pour que émergence bi ñu bëgg ñu mun ko am pour que en contrepartie nous les Sénégalais ak gouvernement bi mën a wàññeeku demander leen qu'il soit responsable munta am lu dul sonn jógaat waxtaan ak fu nit mën a bokk point bi war nañ mën a toog sans couleur sans parti sans rien waxtaan ci ndax point la boo xam ne ñëpp a ko bokk su fekkee réellement bëgg nañu suñu réew jëm kanam bëgg nañu émerger fokk ñu def suñu loxo ci école bi daara yi waxoon naa ko dama koy waxaat jaadu nañu def ci assise parce que toll nañ foo xamante ni suñu bëggee aussi ñay dem ci daara yi ëllëg mën a doon ñoo xamante ni dañuy jariñ seen réew dañoo war suñu gouvernement waxtaan ak ñi ci war a waxtaanal xool naka lañ mën a taxawee des daara public xale yi mën cee dugg jàng seen diine jàng nasaraan jàngaale xam-xam ci daara yooyu bu ñu génnee mën a doon aussi ñoo xamante ni dañuy jariñ réew ma mun aussi mën a jariñ seen bopp te lu mën a nekk la loo xamante ne la bu fekkente ni waxtaan lal na ko ñu bañ koo yàkkamti boole ci ñi ca war a bokk waxtaane ko dana doon loo xamante ni
dana favoriser li ñuy woowee émergence pour ëllëg, ndax ci émergence boobu rek mooy tax ëllëg ñun suñu doom xëy na du ñu bëgg di maam di immigré ji ba tumuranke bi ñuy dund ñun ñoom ñuy ñëw di ko fi dund wala coono yi ñu fiy dund. yooyu nag pour mu am point bu ci nekk faaw ñu teg jox ko gëddam wax ca ñañ ci war a waxal def ca lañ ci war a def pour que mu jur li nga xamante ni mooy tax ci plan boobu loolu wàññeeku fa, ndóol wàññeeku fa, coono wàññeeku fa. lii mooy li nga xamante ni tey moom lañ leen indiloon ci Vue par l'immigré di émission boo xam comme ni ñu leen ko waxee dañoo nekk bitim réew suñu réew ñor ñu koy suivre bëgg mu jëm kanam di liggéey di ci def toll fii bëgg aussi commencer di ci wax suñu xalaat di indi suñu contribution ci loo xamante ni xëy na rafetlu nañ ni buñ ko defee mu jur njariñ koo xam ne laal nañ ci loo xamante ni dëng na ñu ngi lay baalu àq jubluwuñ ci lu dul joxe suñu wàll pour que suñu réew jëm kanam ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.